Assalamualaikum, Mandione Mbaye habitat Terme Nord. Bon dañu yàlla mooy fi boole mën naa ne parce que dañu amoon benn travaux bu nekk fii benn mbalit boo xam ne def na fi plus de 20 ans wala lu ko ëpp sax boobu ba léegi ñu ci daw nag jeunes yi nekk fii yëpp takku di ci daw pour rek jël ko fi parce que fi mu nekk nii place publique la xale ci lañuy foowee bon kii bu nekk ñëw nañ fi nag solti ñu nekk mais nag Pape Mao Diouf directeur général ASPT bi mu ñëwee bi nga ko waxee ci durant 24 heures moom dafa ñu boo waxoon ne du mu leen promettre ne naa leen defal dara waaye incha allah rabbi naa ci def mais ci diir bu gàtt gis nañu ni mu indi matériel teg ñëw na mbalit bi man ak yéen ñoo koy dindindoo naa am taxawaay bu baax pour ngeen dindi ko parce que lii c'est sama combat la comme ni ma nekk seen combat. ñoo am ci rek xel mu dal ak rafet njort parce que durant 24 heures nga nit wax si nit sa soxla moom mu gën la ko bëgg vraiment dañ koy remercier bu baax a baax ci taxawaay bi moom waaw di ko wan na nag bon jeune du Terme Nord ku leen ji ngor ñu fay la ko waaw di ko di dal xelam rek ji nañu ngor daañ ko fay ba mu yëg ko vraiment taxawaay bi rafet na te fii nii ñun li ñu fi bëgg moom nee na incha allahu rabbi lépp lu ñu fi bëgg moom dina taxaw pour defal ñu ko waaw ñun dañu bëgg fii améliorer ko def ko place publique def éclairer ko xale yi di ci mën a fowe guddi ak bëccëg waaw parce que koñ ñu mel ñaaw na mais moom bu mu ko gisee dana lii de sama combat la naaj taxaw ak yéen vraiment ñu ngi koy remercier li mu def rafet na te rëy na ci ñun dul ndaw ci ñun. ah bon di ko wax rek bon jeune Terme Nord parce que xam naa miin ñu ko trop. C'était la première fois mu ñëw fi mais na xam ne fii jàpp ne d'après li mu fi def nii goxam la bés ni ki tey waaw bés ni ki tey ni jàpp ne fii goxam la parce que am na taxawaay bu rafet bu mu fi taxawee franchement dañ ko ci remercier bu baax a baax ci li mu def noonu waaw amuñu fayam sax ci li mu def nii franchement parce que c'est pas évident parce que man bi ma tax moom wax naa ko soxla ñu xaalis mais ku ñu dindil lu ñu soxla ku ñu defal li ñu bëgg la ñu wax mais soxla ñu ku ñu jox xaalis c'est important. xam ne nii dëkk bi dafa salte te amuñ yoon barki démb rek la fa benn nit gaañu fii xamuñ fi nga ko jaarale day fu nekk dugg nañ fa pour jaarale ko xamuñ fi nga ko jaarale am na ñu fi ñëw nag pour jàppale ñu dimbale ñu comme bu njëkk ba comme bu njëkk fa ni Mamadou Diop defoon dimbale ñu defar dëkk bi ba dëkk bi nit ñi ñeme ko léegi am na jamono yoo xam ne boo ñëwee ba fii rajo sondage koo ne ko yóbbu ma Terme Nord mu ne du ma la yóbbu Terme Nord parce que dëkk bi maa yóbbu dañ maa agressé loolu moo taxoon yàlla def na nag ba léegi yëpp ne nii nit ñi gis nañ travaux bëgg nañ travaux nañ fas yéene xamul fii laa bokk wala fee laa bokk li dañuy defal travaux may nañ ñu li ñu may nañ ko téye am na ku fi ñëw maye fi ay robinet dugal fi robinet yi am na ku fi ñëw waaye may nañu 100 TNT may ñu ay bourse Mao Diouf ku ñu wax Mao Diouf ñëw na fi maye na fi ay bourse kon nag ñun nañ xam ne suñu dëkk bi ñun ñoo ko moom képp koo xam ne ñëw na pour defaral ñu ko d'accord nañ pour defaral ñu ko lépp loo xam ne ni nag mu ngi ci dëkk bi ku ñu bëgg a xañ loolu nag jaral na suñu bakkan. ñun waa travaux nag dañoo bëgg ku ñu jàppale ndax dañoo sonn ci nax yi aéroport bi moo fi nekk ñuy liggéey ci aéroport bi di ci gis suñ bopp aéroport bi dem mu metti trop ci ñun xale yu góor yi ne fi di liggéey jàng yor seen i diplôme amuñu fu ñu liggéeyee
amuñu fuñ defe dara ñun seen yaay gis nga sonn xale yi war ñu jàppale te kenn liggéeyul léegi ñun dañoo bëgg ku ñu jàppale ñun ku ñu jàppale rek ñu jàppale la ku gaaw suñ côté rek ñu gaaw ci yow mais ndax yi daal moom dañ cee sonn ñu ngi kontaan nag ci lii ngeen def ndax ngeen ñëw rek salaamaaleykum defal ñu nii xam nga loolu yombul kon yéen boo leen ñëwee yéen Pape Mahawa barki démb rek man demoon naa ci réunion bi dégg naa li ngeen wax li ñu wax it yéen a ngi ko doon dégg kon soo leen xëyee ñëw xëy ñu ak lii dañuy am kontaante bu baax. ci mbalit mi nekkoon fee dépôt bi plus de 20 ans mu nekk fa mu ñëw tey ñu wax ko rek pendant 24 heures mu dimbali ñu ci ba waa UCG ñi ngi fee seen directeur ressources humaines ñëw na fa wàcc terrain bi moom tamit ak ñi muy liggéeyandool ñëpp ñoom ñëpp ñu ñëw équipe am bi yëpp ñu ñëw nekk ci terrain bi di kii di suba ba léegi di liggéey vraiment amuñu fayu Pape Mahawa Diouf ñu ngi koy ñaanal yàlla mu tourné waat ñuy wax pareeguñu mu defal ñu surprise boo xamante ni ñëw may ñu 100 TNT yoo xamante ni ñu ne déete waaye mu indi 5 bourses may ko élèves yi kon moom jàpp fasante nañu moom coloré boo xamante ni du dañ ilaa yow mi daa yu am ndape waaw incha allah coloré bu ñu fasante moom daal du dañ ñun nag lu ñu koy fayee mooy le jour ji le 21 incha allah dimanche ñu dem le 31 boog dama jum incha allah ñu dem votel ko loolu daal nañ koy fayee yàlla may ñu dem ndegam soog na yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm ak kii ñu ngi koy Pape Jean tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax lépp moom la ak tous les équipes ñoom ñëpp ñu nekk ci ginnaaw ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant merci beaucoup. di sant di gërëm sunu directeur général Pape Mahawa Diouf ak sunu grand Pape Jean ak ñi mu àndal équipe bi yëpp sant gërëm rek ci li mu wax rek mën nañu see delluwaat surprise beeg yëpp ak émotion bi ñu àndal mënuma sax wax j'ai perdu les mots pour parler di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm. waa en tant que bàjjenu ko di rafetlu mbalit bi fi nekk rek comme xeex nañ ba jëlee ko fi rek sant yàlla kon le reste à venir ñun ñu ngi fi ñu toll nii ñu ngi si ginnaawam lépp rek li ñu dig incha allah dañ si bàyyi xel lii moom vraiment vecti la ak TNT yeeg bourse yi lépp soulagement la surtout mbalit mi soulagement la dinañu wàññil un poids si yenn yu bari ak feebar yi tamit dinañu wàññi surtout nawet bi nii ak nawet bi sant yàlla bu baax ak yooyu tamit mën naa am tamit dina ci wàññi lu baree bari incha allah. population mooy nañ ci bàyyi xel bu baax voteel ko jour ji incha allah ñu jox ko carte bi mu nekk ci kanam rek comme commencé na lii li ci des moom dinañu ko ubbil porte yu bari ubbil nañu porte yu bari léegi dinañu mën gën a ñeme may kanam ñu ñeme ko may nañu kanam buñ ko ñemee ak ay opportunité yu bari daal dugg si moom sant yàlla bu war sant yàlla ndax lii moom lu bari séentu woon nañ ko bu yàgg tey lañ koy soog a jot waaye dinañ ko jàppale incha allah dañ gugguwaa population ñoom ñëpp tamit dinañ fi arrêté tour di ñëw fii ci dépotoir yi di ci deg seen balit incha allah dinañ si jàpp jeunes yi tamit nañ si jàpp bu baax a baax. en tant que jeune lu may gis bàyyi dama kontaan trop ba tey sax mënu maa wax boo xoolee Pape Mahawa lu ñuy defar fee ne si terrain basket ba dinañu mbalit bi tey daal jeune ñëpp a kontaan quoi te aussi mu indi beneen teraanga boo xamante ne baaj mënuñ ko wax sax billaahi wallaahi man de lu ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale baay te yàlla na jël ndam bi te gëm naa sax da koy jël quoi ndax taraaw fii nii ba képp ku fi def teraanga rek yaa si borom da lay fay quoi te incha allahu rabi gëm naa yàlla dina ko jàppale ndax man xam naa moom mbootaay ma àndal moom incha allahu rabi nañ takk seen digg même bu dee dañuy raam sax dem incha allah dinañ dem baay jàppale ko te yaa rek tax ak lu ñuy defal quoi billaahi wallaahi te moom sama kaddu rek laa am quoi moom sama quarante moo xam ma keneen moom moo ko moom quoi. non loolu moom billaahi kontaan nañ si trop billaahi amul sax léegi luñ ci wax Pape Mahawa moom ba ma ko xamee yàggul quoi man boo xoolee barkaati démb laa xam ma jàpp naa bis ni ki tey gars ni may woowee caatu Pape Mahawa maa caatu Pape Mahawa bis ni ki tey instant yi bourse yi sax yu may nii tey yi sax am na ñoo xamante amuñu woon moyen mun nañ jël loonoo jox leen ko tey dañ si gën a kontaan si loonoo billaahi te yàlla na yàlla jàppale ba yàlla Pape Mahawa yaa nga ñëw dafa teraanga bu gën li bu ëpp lii quoi billaahi te Pape Mahawa ba yàlla na ko yàlla fay quoi yàlla na ko yàlla fay xolam si bàkki Seydina Muhammad ndax démb na ma dem koñam ma dégg di ko wax si moom lu garaaw billaahi te daf nit ku oyof billaahi dafa oyof billaahi te bàyyi yàlla suñu borom nee na boo wàccee sa bopp rek ma yëgal la waaw boo yëgal sa bopp rek ma wàccee la ana ñu fi yëgaloon seen bopp billaahi wàcc ne si suuf waaye yàlla baax na
yal na yàlla mootali lépp Pape Jean moom amul lu ma war a wax ak moom sax moom ndax moo def na lépp tey ji ku paas ñëw ba sa koñ tey amaana sax am na yeneen koñ yoo xamante ne gox yu bëri ñu ngi fi demu foofu ñëw ba Tarawo am yéene boobu si ñun kooku tey jii kooku amuñu fayam billaahi man daal lu ma koy wax bu demee si DG mu waxal ma ko muy que ne bàyyi jeunes yi kontaan nañ te bëgg nañ te lu ndaw la fi def de waa bàyyi jàpp ne ko bàyyi dafa ñu ay milliards la ñuy jox tey jii nii billaahi ndax xol bu sedd essence amuñu fayam essence tey jii billaahi moo essence moom kontaan nañ trop moom tey moom fu mu tëdd naa nelaw moom ndax kontaan quoi ndax ma aw ma lu Tarawo te ku jàppale sama dëpp rek dama lay jàppale quoi wallaahi te jeunes yi bëri nañ fi incha allahu rabi dinañ si jàpp te man moom Pape Mahawa moom fu ñu fépp fu mu woo bu fekkee sax Casamance sax bari ngi dox dem sax incha allah dinaa takk sama tubéy ñëw fa quoi bis ni ki tey boobu ma maay caatu Pape Mahawa quoi incha allah. asalaamaaleykum maa ngi tudd Pape Jean Ndiaye di conseiller municipal responsable politique commissaire politique animateur politique yàlla dogal depuis la création du parti en 2009 dama ñëwoon fii en tant que commissaire politique doon monter les comités yi nga xam ne ñoo fi nekkoon boobu moo indi woon sama xamante ak waa Terme Nord ba ma ñëwee ma fekk fii Dieynaba Ndiaye fekk fii madame Ba sage-femme vraiment ñu def benn comité bu am solo koro ba ma ñëwee sax dama doon fewoon ne sax mariage moo fi am ñu ma noonu dañuy monter comité man yéen de kon macha allah dans le département ni ma gisee ngeen mobilisé wu tey jii gisuma ko fenn mais depuis lors j'ai noté que vraiment comité bu dynamique la ñu waxtaan kon ma jàpp ni rek ñoom ils avaient espoir pour jàppale président effectivement jàppale nañu président ba 2012 président falu depuis lors nag ma gëjoon fi ñëwuma fi parce que pour beaucoup de contraintes bokkuma dans cette commune je suis de la Médina ma ñëwaat encore di defaat le tour départemental parce que ñu ngi ci campagne électorale pour les législatives ba ma ñëwee xoolaat fii ma xam ne daal kon ñi ñu fi bàyyi woon ay responsables politiques bokk ci mouvance présidentielle dañu bàyyi quartier bi en rade et c'est pas normal yàlla dimbali ma gisante ak Pape Mahawa on a discuté sur beaucoup de choses ma ne ko nag Pape yéen a gën a jege président que nous les informations yoo xam ne seen posture moo leen ko may y a beaucoup de gens yoo xam ne ñii ay directeurs la ñii ay ministres la ñu xëy na yëg nañ ko mais jàpp naa ne yow pas-pas bi ñu ciy am ñee duñ ko am parce que boo bëgg sa réew bëgg la président mu am responsabilité bu mu la dénk dafa am loo xam ne boo nekkee dans cette commune nga dégg ko muy méwitu secteur boobu da ngay jàppale président da nga war a taxawu leen taxaw bu gën a gaaw bu gën a sell bu gën a efficace ñu ñëw fi barki démb en 24 heures la population jigéen def fi une forte mobilisation mag ndaw tous les corps ñëpp a ñëw def fi benn yendu añ fii ñi ndekki fii ñi reer fii vraiment quartier bi dalal ñu bàjjenu gox yi ñoom ñëpp ñëw toog wax seen doléance Pape Mahawa ñu ko DG nit balaa ngay dem di liggéey il faut nga wér nit balaa ngay tal il faut nga wér nous avons un environnement boo xam ne am espace boo xam ne dañ fay sotti mbalit depuis avant l'indépendance parce que fii c'est un quartier bidonville boo xam ne dafa exister depuis avant l'indépendance tubaab bi ñoo fi nekkoon et ba tey ji dépôt bi nga xam ne moo fi nekk kenn musu ko jëlee fii on parle de 20 ans ça a duré beaucoup plus de 20 ans mu nekk loo xam ne lu doy waar moom ay maladies yoo xam ne surtout tuberculose mu bari fii ci secteur bi xam ngeen Covid bi ak tout ça variole voilà comment dirais-je paludisme parce que ñu ngi ci période nawet yooyu yëpp fa la ñuy dem di nen dëkk bi yëpp day bëri yoo te xam nga yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne dafa doy waar mag ñi xëy na du ñu dem ci fële terrain rouge mais xale yi ñoo fay dem jël microbe bi fa nekk di ko indil mag yi di leen ko wàll mu nekk loo xam ne dafa doy waar fii mais Pape Mahawa ba ko la waa Terme Nord waxee ses doléances en 24 heures mu déclenché waa UCG le ministère de l'environnement ñoom ñëpp daal di ñëw même le directeur des ressources humaines s'est déplacé monsieur Ndiaye ànd ak le coordonnateur du département de Dakar et régional ñoom ñëpp ñu ñëw xool li nga xam ne moo fi am ils sont discutés avec les gens de l'armée ibbi foofu benn espace boo xam ne tracteur yi mën a dem ak camions yi jaar foofu pour ñu désencombrer li nga xam ne moo fa nekkoon comme ay ordures de dépôt loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax yemul ci loolu mu promettre leen encore une fois ne espace boobu dinañ ko defar aménager ko ba réhabiliter ko
mettre en place terrain ba fa nekkoon ba pare def fa un jardin public dafa ay fleurs et tout ba nga xam ne cadre de vie boobu dina uteeg li nga xam ne moo fa nekkoon kon ça c'est un geste à saluer di encourager bu baax a baax monsieur le directeur Pape Mao Diouf ci diligence boobu mu def ndax loolu leen président de la république son excellence Macky Sall sant yemul ci loolu mu gis ne fii le secteur est laissé en rade famille ñi am nañ télé ñi am décodeur ñi amuñu décodeur mu ne danaa leen indil décodeur yoo xam ne wax na ma nombre de maisons yi fi ne ak ñu ñàkk décodeur mu indil leen ko vraiment mooy loo bi mu indi sans décodeur TNT ñoo daal leen ko may gratuitement xam nga loolu dafa am solo jël 5 bourses jox ko aux étudiants aux élèves yi nga xam ne dañ fi nekk xëy na seen jàng sooxe amuñu moyen pour continuer les études mu ñëw jàppale leen ko kon loolu kenn du ko xeeb ci espace su 24 heures ku la mën a defal loolu nit nekk na fi plus de 7 ans def ko ou 10 ans def ko kon c'est quelqu'un boo xam ne fii Terme Nord Pape Mao marquera dans l'histoire politique fii ci Terme Nord daf fi marqué ses empreintes kon nañ xam ne bés ni ki tey jii tout Terme Nord du samay wax woon je ne fais que constater waa Terme Nord ñoo ko wax bàjjenu gox yaa ngi fi chef de quartier yaa ngi fi le responsable des jeunes a ngi fi le président de l'ASC mi ngi fi kuréel gi nga xam ne moo boot secteur bi yëpp ñoom ñëpp ils ont dit que lii musu fi am comme que Pape Mao defal na leen loo xam ne kenn musu fi def kon ñoom ak Pape Mao ilaa yawmi diin dañ koy jàpp ba faw ànd ak moom bu ñuy jógee fii ci législative le 31 incha allah ils voteront pour la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu paree on fêtera la victoire après ñu ñëw continuer ak Pape Mao dans cette commune porter ko ba moom lu mu bëgg di ñaan aussi par ce biais président mu bàyyi ko xel bàyyi na ko xel mais mu renforcer ses capacités renforcer ses moyens renforcer ses possibilités ba nga xam ne fii dana ko téyel boppam ba waa Terme Nord nu ñu kontaanee yeneen quartiers yi nekk fii yëpp dans cette commune ñoom ñëpp kontaan vraiment ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo ànd ak Pape Mao yëpp ñëw fii tey ji ànd ak ñun vraiment muy jigéen ñi muy góor ñi xëy na je peux pas citer tout le monde mais ñoom tamit équipe bu efficace lañu dëkk dans cette commune bëgg rek commune bi dox yéen tam ñu leen di sant bu baax bàjjenu gox yi parce que depuis bi fi Pape ñëwee ba léegi toogu leen yéen a ngi dugg yéen a ngi génn ñun lii la ñuy liggéeyal Macky Sall fépp fu ñu gis foo xam ne war nañ leen dimbali te seen loxo jotul foofu ñun dinañ fexe ba jotali ko ñi nga xam ne mën nañ ci dara waaye vraiment bravo à Pape Mao Diouf le directeur général de l'ASPT franchement